ci am tout à l'heure tamit amaat na ci venant de Madiambal Diagne et ses avocats dinañ ñëw nag ci taxawaayu nguur gi également ñeel li ñu daal di naal ci ay programme ak entre autres points yoo xamante ni incha allah dinañ ko waxtaanee ba fu ñu jëm ak tamit lu mel ni FMI loolu yëpp bu xajee ci waxtaan bi dinañ ci ñëw ak Pa Assane Seck comme ni ma ko waxee Pa Assane ñu ngi lay nuyu bàyyi la ak sunu internautes yi. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ho yaa Seyda. waaw ajaratu. naka fu def. sant bu baax. xam naa ba la ne naka fu def nan nga war a tontu. lan laa war a tontu waxal. nu bokk yi ñuy seetaan. waaw bu leen sama maam mi doon wax bu la nee naka fu def. waaw. maam soxna loolu dina xam li maa wax. lan noo ngi ne peng. noo ngi ne peng. ma yokkal la peng ping pang pëw. man maa ngi ne noo ngi ne peng pang pëng. man nee naa peng. neel peng la daal dégg jàmm nuyu na ma la. di nuyu équipe technique bi fii. di nuyu kilifa yi. di wax ne kontaan nañu ñëwaat fii ci Seneweb di kër gu mag. kër gu mag nag bu ñu ko waxee mooy kër gi jiitu. kër gi jiitu nga xam ne que képp ku fi internet ci Seneweb nga inspiré woo. bu ñuy wax digitalisation. le premier studio digitalisation. de digitalisation maanaam digital. waaw bu ñu ko wax c'était en 2000. c'était le studio bi dàqoon ci Afrique de l'Ouest nekkoon fële ci Dakar FM. C'était vraiment à 25 ans aujourd'hui. studio boobu malheureusement amoon benn moment boo xam dafa am ndox mu ci tuuru ndeysaan. looloo yàq studio bi. mais ci organisation lépp bu ñuy wax digital. foofu la njëkkee ci jamono boobu nag ñuy wax studio digital ca Dakar FM. un an avant 1999. ñu ngi wax internet Sénégal. kiñ ci njëkk a tudd wala ñiñ ci njëkk a tudd. jiit na ci ku noo wax Salam Fall. sa jamono boobu. te jamono boobu ñuy wax loolu. am na benn waykat bu mag bu ñoo wax Abibatu Ndour. abi wayoon na way bu ñoo wax internet. waaw boobu maa ngi ko déggoon naa ko waaw. internet boo ko déggee. waaw dafa am lenn lu mu laa jox. loo xam ni lu sore la. ndeysaan ci jamono boobu waaye maa ngi laa nuyu. di nuyu ñiy setaan. di wax yal na yàlla saxal jàmm Sénégal. yal na fi yàlla wàcce xéwal barkeek yiw teraanga bu yaatoo yaatu. ñëpp am jàmm ñëpp dégg jàmm ñëpp nekk ci jàmm. amiin waay ziar na ma la. amiin delloo ziar kon Pa Assane ni ma ko waxee damay njëkkee ci développement yi nga xamante ne am na démb ci waxtu wi ñu ngi ñu doon xibaar que ni wala bokk ci li ko gën a jiitu sax kii di Madiambal Diagne teg nañ ko loxo fële ca France. ginnaaw nag ba mu demee gisee parquet bi ñu déglu ko ci lañ ko defee sous contrôle judiciaire ak garantie yi nga xamante ni daal dina koy proposer moom kon ginnaaw mbir yi bi mu waxoon ni de préparer défense la ngir ñëwaat janook justice du Sénégal ñu gis ne am na beneen tournure ak mandat d'arrêt bi que peut-on retenir wala boo gis-gis bi nga xamante ni am gis nga ko ci déroulement yi. ci Aïda. xam nga fii àdduna bi toll ak fi réew mi toll. bu fekkoon liggéeyu Sénégal 1960 à maintenant am na fu mu nekkoon. fu mu waroon nekk fu jaaral yoon et cetera. heure bi tey ndeysaan du ñu wax lii. ah oui. le cas Madiambal est devenu fait diversier. Comment? Dans le sens où on parle d'un fugitif. Qui aujourd'hui a maille à justice. Mais c'est lui qui semble-t-il orchestre, déroule, mène la chose, mène la danse, organise comme un maestro. De la vraie maestria. loo xam ni mënoo ko comprendre après nag nga ne waaw mais. kilifa bi moom tëbul rek def lii am na ñu ko jàppale ñan ñoo ko jàppale. ah oui. kilifa bi dafa mën a génnee noonu réew. am na ay loxo yu ne ci biir. xam nga nag am na loo xam ni kilifa yi ñoo war a gës ñun lu ñu wax fii kilifa yi ñu ko gën a xam. am na loo xam ne bu nekkee rek am na kaka nekkal wala ñun def ba mu nekk yow nan ngay jàppee kilifa bii di Madiambal Diagne doomam ñi ko xam bëriwul. waaw ci noo ko mën a xàmmee ci yoonu Gambie ba pëtee ko. te ki ñëpp xàmme neex a xàmme lool sax moom mënoo koo xàmme ba tee ko. nga fàttaliku dellu ginnaaw mu ne la man diw maa ko jàllale woon moo jàllale woon Adji Sarr loolu la wax. kon na ma ko jàllale woon la ko jàllale waat amaana la jàllale waatam boppam kon xëy na xam na luñ ci xamul. après n'oublions pas que c'est quelqu'un qui était dans
c'est-à-dire au cœur même de l'État. Il était proche de Macky Sall. wax na ko et il ne l'a pas caché. non xam nga honnêteté bi mu am ci foofu. mbon ne ñetti kër lay lekk wax na ko Pape Ngagne Ndiaye ca TFM. ñetti kër Mamadou Ndiaye Diagne. kër Amadou Ba kilifa bi. oui premier ministre ancien. kër président de la République Macky Sall. donc moom il complète le quadruplé. Ça veut dire qu'il est au cœur, il connaît beaucoup de choses, il sait beaucoup de choses, il sait qui est qui. Donc, par conséquent, bu demee nii ça veut dire que voilà la yàlla xam doy na. loxo ngi ci biir daal. après ñenn ñi ne la mais attention vous ne pouvez pas dindi fi benn système boo xam ne 1960 ba tey mu ngi fi. mu leen ñëw rek en un an dindi ko c'est pas possible. Ça veut dire dina am toujours des séquelles reen yi nga xam ne moo day organiser nu lu mel. pour que affaire bi mel nii lu doy waar la après boo demee ba biir France. ñu ne la kii rëcc mu nga foofu Sénégal def mandat d'arrêt ñuy wax ne waaw nañ ko indi waa dëkk boobu téye ko ba pare ne non remplir na les conditions pour ñu mettre ko sous contrôle judiciaire. oui am ku ne nit ku nekk nag am nga ñaan daan ne kii nag am na ñaan ñu ne waaw dañuy xool ndax dañ koy extrader wala duñ ko extrader ñu toll foofu. rapport yi Sénégal am ak France ñu toll foofu ça veut dire que kilifa bi du ko ndaw. kilifa la de. le fait que sa position qu'il est journaliste reconnu également ndax itam mënuñu ne élément clé la ci li waral mu am faveur bi. journaliste bu fekkee dañ kaa jàpp ci flagrance mu violé doomu jàmbur wala mu jëli fu jàmbur ñu jàpp ko en flagrant délit dañ naan journaliste la. non foofu yoon moom day def lu mu war a. waaw bu fekkee nag ku mel nii dañ kaa jiiñ lu toll nii ci wàllu blanchiment ak la ca des moom kay la chose elle est simple. moom am na défense boppam personnellement xam naa ne ku mën a défendre boppam la. parce que moom bu àddoo kàddu wax moom daa ko déglu. kilifa bi yàlla may na ko loolu. hier ce qu'on a dit d'ailleurs en termes de vidéo wala boog posture bi mu amee fii loolu yëpp ce sont des éléments yi tax tam. waaw boo ci boolee nag am ay avocat mën na défendre boppam kon ku ni mel heure bi waruñu woon toog naan daw nag dawul xam nga heure bi lan la ñu waroon wax les avocats de Madiambal ñu ngi lijjanti. Madiambal bi ñu téye fii nu ñu kaa bàyyee parce que lii jaarul yoon et ça aurait été doon na nekk lu grand pour lui ci contexte bi parce que du contexte boo xam ni dañ ko persécuter pour mu daw maanaam kenn attaqué wu ko foog sëñ bi mënoo génn réew mi bu subaa nga ñëw ñu teer fii et malheureusement il faut que nguur bi xam ko te xam naa ñooñu ko gën a xam le cas Madiambal est un cas dangereux. mais su demee Pa Assane ba défense bi di soutenir que cette procédure judiciaire présente un caractère politique ñu ne ce qui pèse dans la décision du magistrat de rejeter la détention provisoire au profit d'un contrôle judiciaire selon tey loolu la ñu expliqué. waaw non xam nga y a une chose soxna si dafa am benn moment boo xam ne dëkk bu fa tolloo. communication moo ko liggéey et malheureusement. sunu baay bi wax na ko Ciré Clédor ñun dañ kaa wax ba sonn bu ko sunu baay bi waxee nag amaana mooy ëpp dayoo sunu baay bi wax na ko bind na ko. wax na ci système bi wax na ci organisationnel bi wax na ci lépp. mais fi gën a important mu laal ko dafa ne communication bi permettre nit ñi comprendre xanaa xamoo état. faiblesse am mu ngi nekk ci par exemple mu def lu baax mënu kaa wone wala mu def lu baax mënu kaa wax mais musiba maaba kumbaam fu mu juumee non loolu fës. porox ndoolu lay doon également. alors ci mën a jafandu si. léegi nag tey boo demee yow ba ki nga xam ne moo di fugitif. moom communication am gën a baax sa bos. y a problème moo fekkee ne moom ci wàllu communication ak nu moo présenté woo fexe na ba ñu ne non mbir mi wàllu politique la ba waa France naan wàllu politique sauf que nag faisons attention à une chose. ci lan. cette même France là aujourd'hui super méga terra écornée. par lu ñu daan fonctionner ba tey yàlla nattu leen tey seen dëkk baa ngaa tas ñoom ak seen ñooñu seen yooyu rek ñoom am na lu leen doy mais bu ñu fàtte ni ñooñu ñoo àndoon nag président Macky Sall bi ñuy faat xale yi fii Sénégal ñuy joxe ay armes ak leneen di soutenir moment bi ñuy téye Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye ak Faye ak ñeneen ñëpp bañ leen di téye di leen sonal bi ñuy faagaagal Karim Meïssa Wade bi ñuy faagaagal Khalifa Ababacar Sall ak yeneen sénégalais mais cette France là était là. Elle ne parlait pas de politique à la limite sax opposants yi newoon fi bu ñu daan yuuxu non France boobu da daan tànqamlu waaw France boobu daan tànqamlu nag tey moo fi nekk ànd ak ñii ànd ak Madiambal ak keneen loolay dëgg
ah oui da nga jàpp ni posture bi ñu waroon am carrément dafa am luy taxaw ci diggante bi ndax. France boobu dafa mere Sénégal mere état wu Sénégal bi lépp loo xam ne daf kaa jox valeur di ko dooleel état wu Sénégal bi France boobu du ci dox de bu yóbboo mu leer kilifa yi bu leen nax mukk nag ba bis xëyee yee yaay ñu reetaan leen ak la main tendre la toute douce la ñu defe ni dañ leen di sànq de. ah bon. la waaja doon wax. waaja war a wax laa ilaaha illallah naan daay daa xulil daay daa la ma laa wax bul ñooy seen pire ennemi bu yeboo nu xam ko tey moo tax ma ne le cas Madiambal est dangereux. parce que dañ nekk di ko utal benn sens benn protection benn carapace boo xam ni soi-disant waa Sénégal ñu ngi dugg ci benn dictature ñu ngi dugg ci benn faagaagal ay opposants ñu ngi dugg ci faagaagal ay journalistes c'est comme ça qu'ils sont en train de communiquer dans le monde. alors que le Bob Doyle xaw ma Peter Doyle di wax ca Amérique naan président bi di wër di taxawaalu ancien président bi def fi loolu ak loolu. boo comparer discours bi c'est-à-dire que même sax cet étranger là semble-t-il mais présente une meilleure communication que l'État du Sénégal qui doit aujourd'hui taper sur la table et dire à cette France là ak ñi ñu àndal ne leen hey ñun ñoo nekk ci dëgg parce que lii ak lii et tu as cette impression nañ ma baal xaw ma laxisme la xaw ma ragal la xaw ma lan la doo comprendre le pouvoir en place on a l'impression qu'ils sont faibles. faible la wala calcul parce que tu as parlé de la France gis nañu ni li fi xew lu bëri bu mu xewee suñu base yeeg renégociation yenn yi dañ ne malgré tout ça du amul dara lu muy effrité ci diggante bi léegi tey li ma bëggoon xam ndax l'affaire Madiambal Diagne dafay nekk benn élément boo xamante ni dina tax France am nu mu doxlanteeg Sénégal maanaam delloo ko peut-être li nga wax ni am na lu mu meree réew mi. cette France là ci benn dañu dëgër bopp. ci benn affaire lay dox. France la wala Emmanuel Macron ku ci dëgër boobu. France d'accord. maanaam Macron boo ko wàcce woon tey. waaw nga jël Sébastien Cornu mii nekk premier ministre tey. boo ko fa tegee Sébastien Cornu y a 1 mois ou 2 mois ou 3 mois qu'est-ce qu'il a dit bi muy door a ñëw mu lan la wax. xam lu mu wax. nee na Afrique de l'Ouest nañ préparé wu parce que danger baa ngi ñëw mardi umsi parce que le terrorisme là mu ngi jël ampleur te Sénégal nañ waajal seen bopp ndax ñoom dañoo am carburant. xam nga kooku waaba jiba la kooku seytaan la. kooku taalkatu réew la. léegi kooku tey bu Macron mi wàccoon. moom mu ñëw falu wala keneen ku mel ni ñoom. dafa am loo xam ne ñoom ci seen normatif maanaam du loo xam ni président moo ñëw am comportement bi non seen élite politique bu yàgg ba 5e République ñoo mës a gëm ni. France Afrique moo war a dox. ñoo mës a gëm ni ñoom noonu la ñu war a doxee. Madiambal seen xarit la loolu il faut que nit ñi xam ko seen copain la. seen gain la qui c'est qui s'occupe des JOJ au Sénégal. qui s'en occupe. ñu waxtaan ci dëgg rek ci xel. sunu baay bi Mamadou Ndiaye Jaaña sunu baay bu baax bi. ak a baax boo ko laajoon sunu mbokk géwél ñu ne la ak a baax. wala ñu ne la ak a mën a maye. waaw kilifa yooyu nag kulil. dañ man sunu ay baay lañ yoo xam ne dañoo am envie di leen xool ci bët naan leen papa. Sénégal a gën tubaab yi ak teraanga bu ngeen mënti am ci àdduna. na leen Sénégal gënal nag. bu leen topp rek intérêt franco-french yi français yi nga xam ni soi-disant bu leen àdduna jay ba ngeen yaakaar ni yéen ak ñoom a bokk keeruñu leen dunduñu leen faalewuñu leen. lijjantiwuñu leen sax xamalu leen di doyee utiliser comme puce téléphone dañ leen di use bu ñu paree jàllaat ci keneen jàllaat ci ñeneen. donc suñu baay yooyu dañu war a xam ñoom ay sénégalais lañu. Mouhamadou Diagne Ndiaye. ci réew mi lañ dëkk. ñooñu fii la ñu bokk. mais bu ñu demee ba suñu ay bokk ñun. ñu jël ñoom ñu dem sax ci seen dundin sax. mel ni ay tubaab te duñu ay tubaab te àdduna du yàgg ba tubaab fonk leen. ñooñu dañ leen war a wax hey réew mee war a jiitu. kan moo jiitee JOJ yi daanaka le comité olympique ak la ca des ñi kaa organisé ñan la suñu baay bi la Mamadou Diagne Ndiaye. dem leen ngeen laaj kilifa yi nekk ci Sénégal ban sénégalais RTS gii sax laaj leen ndax ñoom RTS radio télévision sénégalaise ndax dinañ jiite lenn ci JOJ yi. tubaab yi la ñuy indi ñooy gérer lépp ñooy gérer régie ñooy gérer lépp tubaab yooyu ñan la ay français lañu donc li benn instant Barthélemy Dias doon ko wax 80 milliards yi nga xam ni dafay dugg mais day mel ni ay demaat ci tubaab yi loolu waxi dëgg la te état bi daf ci war a bàyyi xel xool leen JOJ yi nan la demee nan laa demee business bi yëpp ca tubaab yi la jëmaat ñun duñ ci am lenn lu dul sonal suñu bopp ak bruit yooyu nag. rupture donc da nga jàpp ni foofu la war a dooree. foofu la war a tàmbalee tey li coow li bare yëpp
malheureusement nos ministères ak nos autorités da leen gis sax ñu ànd ak ñoom kii après tu te dis ndeysaan ngay wax parce que da nga naan ñu ngi ñuy waraat ndomba waaw yooyu nag boo ko gisee au vu de ce qui se passe da nga naan mais Madiambal day rëcc de. ci lii Sénégal moo war a am fulla ak fayda taper sur la table pour ce qu'il veut Sénégal. état wu Sénégal parce que lancé nañ mandat d'arrêt bi loolu lañ mën te am na des accords qui nous lient bi nga xamante ni bu dul persécution wala nekkul leneen ak leneen concernant alalu réew mi loolu Sénégal ak France dañ cee dëppoo ni bu nu soxlaa seeni ñooñ dañ leen koy jébbal. bu nekkoon ab français wala keneen ku jóge France. nekk Sénégal ci kaaw Madiambal ñu ne rëcc na mu ngi Sénégal France soxla ko état wu Sénégal mooy njëkk a daw lijjanti ko jox leen ko. c'est le rapport qui doit changer madame c'est le gis nga nit fu la parce que en fait ce qui s'est passé hier tey kilifa bi Diagne ñun yéenewuñ ko benn safaan. yàlla na ko yàlla defal jàmm. su ma ko waxee nag am na ñenn ñoo xam ne keroog benn waaye nee na may bàyyil Macky Sall bi ngay ñaanal. bàyyil ñi ngay ñaanal ma ne ko ñun ay doomi aadama la ñu nous ne sommes pas des sauvageons nous ne sommes pas des barbares nous ne comptons pas aujourd'hui fonctionner comme ni APR doon fonctionner. justement maanaam. ñaanuñu yàlla man ñaanuma yàlla nguur bi li APR doon def mu kaa defa APR la sauvagerie bi ñu nekkee woon fii ci Sénégal à un moment donné sur les 4 ans ou 5 ans yu mujj nga xam ni on tué tranquillement quelqu'un et puis dox dem toog naa ne ataaya mar day si loolu yàlla ñu ci yàlla musal moo tax ku bokk APR sax dul la ñaanal safaan dinañ la ñaanal sa njaboot ne yàlla na nga am jàmm ndax sénégalais nga ñun dañoo gëm ne sénégalais bi d'abord. malheureusement ñoom seen attitude. hélas méchanceté mécréance sournoiserie. mais tortuosité moo nekkoon seen façon de faire cette façon de faire naa nag malheureusement de faire là jikko la. et jikko jooju malheureusement moo feeñaat sur le cas de Kilifeu bi Diagne. tu te dis que c'est comme quelqu'un qui les nargue. que da leen di kon ñaawal ak wan leen ni man. parce que fi mu toog mënoo ci leen lu tax dem ko beneen dëkk France la dem di. xam nga dañu man dama doon wax naan kilifa bi sax est-ce que génn na réew mi. ñenn ñi naan ma est-ce que génnul après. parce que foofu moom dañ yaakaaroon na lu mënta ne la. waaw léegi ñenn ñi naan ma non kii boo demee ba coow li bëree ba kii. mu ngi fii toog Sénégal ba doyal nag ba affaire bi kii. mu génn ndànk dem. loolu yëpp mën naa ne waaye yàllaa xam l'un dans l'autre comme nee nañu téye nañ ko foofu bàyyiwaat. Madiambal Diagne day rëcc nag loolu moom boo demee ba jàpp ba xalaat loolu tamit mbaa du affaiblir un peu ñun mainmise bu ñu waroon am parce que la ko rëcculoo ba mu génn fii moo kaa rëccal feneen kàttan gu doole gi dafa am doole de bu yóbbu gis na nag ku am doole ku mel noonu capable lool bari pexe lool Kilifeu bi Diagne baal ma de constat rek laay waxee xulil ka mel noonu boo dee nguur da ngay am fulla am fayda am fermeté bu ñu toppee nag ñii xalaat à gauche à droite xam nga yoree responsabilité ba pare am ñu nekk sa wet non je pense que ne kii ñooy ne tey lëkkaloog ñoom. moytu leen nguur gi moytu leen bàyyi leen seen naïveté bi il y a une dose de naïveté mi inouïe qui ne s'explique pas et sur beaucoup de choses beaucoup de dossiers beaucoup de détails yoo xam da nga naan mais quel est le problème. après nag yow mi nga xam ni sax da ngaa toog yéene leen ñu réussir da nga naan ñii boo moytul lu ñu réussir parce que bu fekkee nii la ñu yoree affaire bi nii lañ ko nar a doxale après ñu naan nit ñi non tey leen ci biir tey leen bi ña sekkoon ak ñoom di leen def safaan di dérouler ça fait flipper ça fait peur. Là vous parlez de l'influence. Ah oui parce que man mënuma gis nga bu fekkoon APR moo toog nii lii dal Madiambal Diagne dal nguur bi ak ñeneen ci contexte bi nga xam ni peuple bi dafa ànd ak APR. du demee nii kon APR bi lijjanti na ko bu yàgg. la preuve APR en 2012 2013 14 15. ku ñu bëggoon jàpp nañ la. moom kay dañoo dem ba ci biir transhumance dugg. foofu la président Macky Sall ne la wee bi transhumance duggee mu voilà malheureusement pëccëxu. mais aujourd'hui le cas actuel du régime bii ñoom nit ñi transhumé wuñu de mais nit ñi dañoo nekk ak ñoom. yaa ngi wax lu xaw a complexe. transhumance amul de mais ñoom dañoo ñëw nit ñi nekk ak ñoom looloo yéeme
c'est extraordinaire. nguur gi ubbeeku moom la da ngay gis koo xam ne Pastef la nekk wala ci nguur gi la nekk ñu fal ko kii li moo njëkk a def mooy wuti benn gaay na boo xam ne nee na xam na ko kooku comprendre na affaire yi mais sauf que kooku APR la mais moom dafa ko soxla ci liggéey bi quoi. waaw puisque dañ ne dañuy ubbeeku. mais borom xam-xam boo xam ne bugg la loo ko doyee ki xamul te bëgg la xamul dara mais moom dafa la bëgg yéene la bëgg nga réussir ak ki xam ba pare fexeel la yàlla muccal la ba nga toog jiite ko. mu ko ne billaay bu pexeem pare bi yoon. daay ginnaaw